loolu moo waral comme ni ko aale waxe ay nit yoo nga xamante ni nii yàlla am na lum leen may ñu nekk ci biir dëkk bi ak ci bitu dëkk bi moo xam sax ba bitim réew la ñu toog ay fan wata ay weer sax di waxtaan ci lan war a mën a taxawee pour génnee ay poñ yoo nga xamante ni nii leer na ni buñ ko tegee ci askan wi dana suqali seenub dund loolu nag mooy bénéfice bi nga xamante ni tey jii moom lañ leen bëgg a présenter donc orientation la waaye aussi tamit contribution yi rek la ñuy jéem a orienté pour la commune. danañ xool i tamit atu yi nga xamante ni nii moo fi am wax naa ko sànq ak li nga xamante ni nii xëy na ay jafe-jafe la li nga xamante ni ay opportunité lañ ko tuddee ak ay contraintes atu mooy ci li nga xamante ni mën nga ci sukkandiku opportunité i tamit mooy loo xamante ni dana la mën a jàppale ci li ngay def waaye ay difficulté moom mooy ay jafe-jafe ay contraintes yoo xamante ni daf lay galgal loolu lépp nag soo ko xamee bàyyi ci xel yaakaar naa ni sa doxalin dana war a nekk doxalin bu mucc ayib ñu dégager nag lu ñuy wax une vision ndax nag plan bii dañ ko adossé ci le plan Sénégal émergent ndax réew ci àdduna dafa nekkatul ni kenn ku ci nekk da ngay nekk fa nga nekk rek di doxale lam la neexee waaye réewu askan àdduna bi dañu daje woon le 1er janvier 2016 ñu génne lu ñuy wax les 17 objectifs du développement durable mu am aussi tamit programme du développement durable moo xamante ni ci la objectif yooyu génne ci at yi nga xamante ni moom lañ nekk ba 2030 ak réew mu mënti doon su fekkente ni dafa bëgg a doxal booye bu buy xool na xool ci yooyu duma ko lim nag fukk ak juróom-ñaar la dafay xaw a bari tuuti te dafay lii ñuy def nii dafay dugg ci biir objectif yooyu léegi nag loolu ñu ngi ko adopté en septembre 2015 en septembre 2015 nee na acca doxal leen ko kon ñun bu nu egsee ba 2022 Alé Thiam di dagaan baatu askan wi pour war a xool lan lay doxale réew mi ñun du ñu jël njaañ rek daal ni njaañ kese ak ñun tuba yi paate képp ci boole duñu ko def dañuy seet li àdduna bi di doxe loolu nga xamante ni moo gën a gaaw ci pour atteindre le développement ñu doxee noonu moom la ñi doon xalaate nii nag léegi kon dañuy dégager ay axes ndax xam nañ ni ci décentralisation dafa am lu ñuy wax ay compétences transférées ndax nguur gi ba ñu commencé décentralisation ba léegi yàgg na de ndax Saint-Louis moo njëkk a nekk commune ci Sénégal 1872 la woon en 1972 nag ci lañ indi premier acte de la décentralisation ñu booba ci la communauté rurale yi commencé am ñu ñëw ba 1996 ñu defaat le deuxième acte ndax boobee ci lañ indi woon la région ak leneen ak leneen waaye bi ñëwee ba 2013 nag lañ indi acte 3 de la décentralisation mooy ci li ñu tënku tey acte 3 de la décentralisation boobu nag la koy accompagner mooy le code des collectivités territoriales ndax nit ki bu bëggee dawal ci tali lu muy def code de la route lay dawale sinon da nga jàkkaarloog sa morom jëyaam waaye su fekkente ne li ngay def yëpp da nga koo teg ci yoon mel na ni sa doxalin dina gaaw te da nga egg kon loolu la Alé xam moo tax mu ni naa woo ñooñu teg leen ñu toog waxtaan xool ba xam lan la nuy génneel su ko defee ñu tënku ci loolu xëy na nag eggaguñu ci document stratégique bi nga xamante ni wax dëgg yàlla mooy tax ñu mën a wax ni lii kat moo dogu waaye nag dawal nañ suñu xel de te bu ñu tollee ci planification stratégique dañu koy ubbi ba nga xamante ni ak fu waay toll ak koo mënti doon di nga ci joxe sa xalaat ñu tënk ko suñu palee ci loolu ñu daal di jàll nag ci li nga xamante ni mooy identification des priorités parce que wax nañ axe yi léegi wax vision bi moom la ñu projeté nii ndax gis ngeen ko notre vision la vision qui permet de réaliser le futur souhaité est la suivante Njaañ dafa war a nekk dëkk ba nga xamante ni nii dafay ràññeeku nekk dëkk ba nga xamante ni nii wax dëgg yàlla lépp loo xamante ni danañ ko soxla ci ay jumtukaay
yu jëm ci lu ñuy dimbale lu jëm ci luy suqali suñuy poos loo nga xamante ni aussi tamit dafay ay services yoo nga xamante ni war nañ ko soxla rek na ci feeñ mooy vision bi gis-gis bi ndaxte nag nit ki bu fekkente ni dafay dox te amul gis-gis kon dana tardé ci yoon bi waaye su fekkente ni am na gis-gis nag lu ko fànq ci yoon bi dina ko xam dana ni loolu ko taxumaa jóg kon moo tax ñun ñu am benn vision boo nga xamante ni nii comme ni ko plan Sénégal émergent amee moom lañ ko amee parce que plan Sénégal émergent bii ñuy wax dañu ni fii ak 2035 nañu nekk benn réew boo nga xamante ni nii dañuy dimbalante ci suñu biir état de droit xamante ni kenn ku ci nekk sa ak sa yelleef dana la ko jox Njaañ nag moom mu am aussi tamit sa vision te c'est une vision propre à Njaañ sañ nañ ko mën nañ ko def nañ ko ñu dugg ci nag axe yooyu nga xamante ni moom mooy tax ba sunu vision boobu nga xamante ni gis-gis la buy dem ba fii ak 2027 ndaxte suñu falee aale juróomi at la fiy def de suñu falee keneen koo nga xamante ni aussi tamit lañ bëgg mënu ko it juróomi at la fiy def bu boobaa duñ ko fi mën a jële de te juróomi at yi matul ñun nag dañ leen di won li nga xamante ni moom lañ mun a def ni leen lii lañ bëgg a def su ngeen ci jàppee mu mën a nekk te premier acte bi jàppale candidat bi pour ku mën koo def mooy ñu voteel ko waaw axe boobu nga xamante ni moom laa doon wax muy axe bu njëkk bi amélioration de l'accès à des services de qualité services sociaux de base parce que am na ci loo nga xamante ni mënuñu koo ñàkk mënoo ñàkk hôpital mënoo ñàkk école mënoo ñàkk marché mënoo ñàkk nangam yooyu yëpp lu koy tax a dox moom mënu boole nii tënk ko ci benn accès bi ñu ni nag am na lu fi nekk déjà waaye nag dinañ ko jéem a gën a baaxal nañ ko jéem a améliorer que kenn ku ci nekk fa nga nekk ak lu mu sori su dee da ngaa war a am ndox da nga koy am su dee da ngaa war a am courant da nga koy am su fekkente ni da ngaa am leneen ak leneen aussi tamit ñëpp nañ ko bokk ndaxte développement loolu la développement doit être inclusif warul nekk loo nga xamante ni dañ koy cërale ñi bàyyi ko ñeneen ñi ci des ñëpp la war a laal dafa war a jógandoo te aussi tamit dafa war a nekk loo nga xamante ni itamit dafa war a sax ndax bëgguñu rek ñu ne nañ def nangam tey bu ëllëgee mu feeñ tàkk-tàkkal mboobu laa koy woowee léeg-léeg dana leer lool waaye nag fa lay yem tuuti lay leer rek daal di jeex nag dañoo bëgg loo nga xamante ni su fi amee day dem ba juróomi at yi wala lu ko topp yeneen génération yi bu ñëwee ñu xam ni am na ñu leen fi jiitu ñoo xamante ni am na lu ñu leen defal loolu moom lañ dëxañ ci biir plan bi bëgg leen koo wax nag bu ñu nee nag axe yi dañuy daal di dugg ci ay projet ndax ci discours aale dégg ngeen mu wax ni ñeenti axe lañ dégagé waaye nag ñu dégagé aussi tamit 15 projets fukki projet ak juróom kenn ku ci nekk ci yéen xam na projet boobu boo ko tënkee ba pare en bonne et due forme da ngay wuti ay partenaires yoo nga xamante ni ñoom ñoo la ciy jàppale partenaire bi njëkk nag mooy ñun am na loo xamante ni mën nañ ko ci def ci projet yooyu su ci paree état daal di nekk suñ partenaire ndaxte loo bëgg ay partenaire su ci état àndul doo ko mën ndax xam ngeen ni am na ku fi mën a dugal dara fii ci Sénégal te état yëgu ko suñ ko jàppee it bu ko defee it buñ ko jàppee dana am problème de waxantuma laak nag loo nga xamante ni boo ñëwee da nga koy teg ñëpp di gis kon ànd ak état daf ci baax ci loolu te ñun aussi tamit dañuy sukkandiku ci ànd bi nga xamante ni ànd nañ ko ak état pour que suñu projet yi nga xamante ni ñu ngi koy mébét su ëllëgee bu nu ci eggee suñu partenariat bi dana yomb moo xam muy coopération décentralisée la moo xam muy programme yi fi nekk moo xam projet yu munti doon donc mooy suñu gis-gis te moo tax ñu libalee ko nii engagement yooyu nag wax nañ ci ni ci biir forage bi day yaakaar nañ ni kenn ku ci nekk xam nañ ni ndox mu neex moom buñ ko amee yi tamit doyul wala bariwul loolu lu gis la ñu ni kon loolu war nañu mën a fexe ba gën a entretenir l'eau du forage traitement bi nga xamante ni nii ñi ngi ciy def ndax fii nekkaguñ ci planification stratégique loolu dama koy fàttali
suñu demee ba ca planification stratégique bi danañ dem ba nga xamante ni nii danañ wax sax ñaata lay jar wax aussi tamit ñin koy confier ñan la wax aussi tamit nan lañ koy suivre ndaxte aussi tamit booy def mbir da ngay xool tolluwaay bi su fekkente ni jaar na ci aw yoon ah nga wéy su fekkente ni jaaru ci yoon nga wàññeekuwaat jaarale ko ci yoon loolu nag ci planification stratégique bi lay génnee lii nag dañuy leen di indil rek un plan un programme boo xamante ni dañ koy xaw a tënk ba bu ëllëgee suñu jaaree ci yoon bi ñu xam ne lii moom moo nu doon xaar ASUFOR bi aussi tamit ndox mi àggul fépp même bu fa àggee sax day dem ba ci ay jamono yoo xamante ne nii day amaat ay kër yu bees ay dëkkuwaay yu bees yooyu dañuy soxla ñoom itamit infrastructure yii dañuy soxla ndox kon ci wàllu ndox ñu xalaat ni loolu aussi tamit war nañ ko def ay branchements sociaux robinet yi muy egg ci ñi ko soxla ci seen biir kër ndox mu ne su koo fekkee baase na jamono jooju dem di roote ci ay teen wala ci ay déeg ak yu mel noonu ndox da ngay ñëw ubbi robinet bi mu xel soo paree nga tëj loolu nag ah du rek waa Dakar a ko soxla wala réewu taax yi waaye nag njaañ la ñun moo ñu ñor moom la ñuy waxal dañu bëgg aussi tamit su dee njaañ la ñu àgg foofu